asalaamaaleykum mbokk yu ñuy seetaan jaajëfal leen bu baax ci teewlu bi ngeen di teewlu télévision bi di à Bargny rawatina it seen émission bi di def art nag tey dañuy ñëwaat rek ci beneen contexte bu spécial li ko waral nag mooy tolluwaay bi nga xam ne biennale bi yéen a ngi koy dégg ñu toog ak nag koo xamante ne rek dootuñu ko présenté ti muy Papissa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Nabou maa ngi lay ziar maa ngi am mbégte. di la remercier ci invitation bi nga def ci émission def art. di remercier sa équipe bi yëpp aussi. di ko jaajëfal bu baax Papissa rek ñu dugg ci li nga xam ne moom mooy waxtaan bi rek tey jii rek parcours Papissa rek ci nan nga ñu ko mën a expliquer rek pour ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan. waaw Papissa Diouf laa tudd dëkk Bargny dëkk Santhie Mbot Jure di doomu Aminata Cissé yaay Mbaye Ciss ak Ibrahima Diouf. donc nekk ci art bi depuis des années may nekk xale yëpp mu intéressé ma nekk ci ba tey jii dem naa ba benn instant aussi ma am beneen chemin bu ma jëloon mais après ma génnaat foofu noonu delluwaat ci art bi kon daal saa su nekk da nga doon sentir ne daal art bi moo lay yëngal voilà dafa nekk ci man comme ni ñu naan rek am na luy nelaw ci nit ki daf ko war a yee donc loolu moo tax ma téye ci ba léegi mais alhamdulilahi rabbil alamin loolu moo ma andi ba fii nii. Papissa ci parcours bi ba léegi rek lan nga ñu mën a wax ci parcours Papissa. waaw parcours Papissa moom mu ngi noonu donc bi ma si nekkee ba léegi da lay permettre nga découvrir ay doomu aadama ya nga xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci art bi. ñu ngi ci culture bi. waaw ci niveau national ak ci niveau international. donc xaritoon naa ak ay artistes yu bëri yoo xam ne fii ci Sénégal la ñu nekk ñoo xam ne samay soppe lañu samay xarit lañu. ci li ñuy def man ko xam ko bëgg ko man aussi si li may def ñoom it ñu naw ko bëgg ko trop. donc loolu aussi yàlla def na ko ci parcours bi. parcours bi aussi permettre na la nga mën a génn wala say œuvre génn dem bitim réew. wala yow nga génn. ci œuvre yooyu nga xamante ne rek day génn nan la œuvre yi génnee dañu amoon luñ fa organiser woon nga dem bokk ci wala da nga demoon rek pour ñu invité la nga dem wane ji wala nan nga génnee. waaw d'abord œuvre yi ñu njëkk a génne te booy liggéey ci benn mbir bon doomu aadama yi ñu ngi koy xool borom xam-xam yi ñu ngi koy xool. di ci saytu télévision yi ñu ngi koy wane journaux yi ñu ngi ciy bind. donc loolu aussi day lancer sa tour. ba ñeneen ñi nga xam ne li ngay def daf leen intéressé mën nañu ñëw vers yow wala sa staff ne leen kii daf ñu intéressé loolu moo ñu daal ci voyage bi nga xam ne bi defoon nañ ko à Nantes xam ne benn association boo xam ne ñu ngi tudd Art à Compter nekk en France ci Nantes gisoon sama exposition bi ma defoon au niveau du centre culturel El Hadj Ndiouga Dieng en 2016 je crois alors loolu intéressé leen ñu approché sama staff ñu amoon yéene ma ñëw foofu defal leen exposition. staff bi bi ñu ko approché pour Papissa en tant que doomu Bargny la wala au niveau national comme turu Sénégal nga fa yóbbu woon ndax gis nañ ne exposition boobu bi nga fa demee drapeau Sénégal nga téye woon muy photo boo xamante ne bu rafet la ñëpp rafetlu woon ko. dëgg la li waral loolu mooy mbootaay ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu invité te nekk Nantes. ñoom dañu bëggoon a am lu bëri lu ñu xam ci cosaanu lébu ñu tudde leen les bretons yi ay tubaab lañu mais ñoom la ñu tuddee lébu tubaab yi ñoo dëkk ci ndox bi seen activité ak ñun suñu activité benn la ñu niroo ay cosaan ñoom ñu intéressé wu ci la vie des lébu ñu ne nag loolu vraiment bëggoon nañu un artiste boo xam ne dina leen ci développer donc loolu moo tax ma représenter non seulement le Sénégal mais lébu gi fukki penc yeeg ñaar voilà donc représenter leen yóbbu fa suñu cosaan ñoom it ñu kontaan ci trop ma am fa œuvre boo xamee ne bi maa ngi ko tuddee Seck Ndóob d'ailleurs œuvre boobu laa jëkk a jaay te artiste biñ ma boole loon pour ma def exposition moo jënd œuvre boobu tellement daf ko impressionné woon donc loolu moo waral loon voyage boobu ma koy rafetlu di nuyu waa Art à Compter depuis la France ñoom Boubacar Thioy ñoom Aïssata. Papissa gannaaw voyage boobu rek yemul foofu ndax defe naa ne am na feneen foo xamante ne rek jaar nga fa ñu bëggoon rek ñu leeral ko ndax am na ñoo xamante ne dañu daan gis wala ñuy gis Papissa te duñu xam tukki yi lan moo ko waraloon daal.
waaw tukki yi du dara lu dul représenter réew mi représenter Sénégal mais représenter Bargny aussi donc wane cosaan ak aada bu lébu gi wane aussi que ne Afrique aussi am na ay valeurs yu ñu war a défendre yu tubaab yi war a gis donc jox nañ ma occasion ma visiter l'Orient maanaam li ci am dafa bëri li ci am dafa bëri ci loo xam ne privilège la buñ ma defal donc ma ciy sant yàlla bu baax parce que tijjil nañ ma bureau ginnaaw bi ma exposé ci lycée Paulo Neruda boo xam ne mu nekk lycée boo xam ne bu am réputation en France bi ma fa exposé après dem naa def exposition ci maison du quartier de Doulon donc bi ma fa jógee aussi dem naa seeti le maire de Nantes tijjil nañ ma aussi bureau boo xam ne bureau premier maire Nantes le premier maire de Nantes son bureau tijjil nañ ma ko xam ne en permanence dañ ko tëj mu nekk archive donc visitandoo nañ ma le mémorial de Nantes ay mbir yoo xam ne mënuñu ko wax fii ci télé tellement c'était trop kii dafa yaatu woon trop xaw ma ne woon am naa boobu dayoo ba ñu yóbbu ma ci bërëb yoo xam ne même tubaab yi sax duñu leen fa dugal donc loolu maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di vraiment di rafetlu vraiment invitation bi nga xam ne ñoom waa Art à Compter defal nañ ma ko quoi. kon mu mel ni rek juumuñu bi ñu naan rek ku ñu dootul présenté la ndax parcours bi nga fi waxagum rek defe naa ne bu ñu fi toogee di continuer parcours bi sax du ñu fi jógee te amaana rek am na yoo xamante ne war nañu ko waxtaanee. Papissa ba léegi rek technique bi nga xamante ne moom la artiste bi di liggéeyee di Papissa. ci wàllu message yi ak li nga xamante ne rek mooy thème yi ngay aborder. si œuvre yi. donc œuvre yi aussi ci wàllu technique bi aussi loolu sax mooy liggéey bi loolu mooy liggéey bi parce que technique la doomu aadama di liggéey te art dafa bëri ay secteur dafa bëri ay style ñii dañuy nekk ci abstrait ñii dañuy nekk ci figuratif ñii dañuy nekk ci art vivant ñii nekk ci pointillé ñi nekk ci voilà naïf donc secteur yooyu yëpp dañu siy liggéey bi ñu siy liggéey nag dafay laaj xarañ dafay laaj tey ak concentration mais ci kaw loolu aussi li koy ëmb lépp day nekk inspiration bu baax donc inspiration bi yaa ngi koy jële ci mbedd bi yaa ngi koy jële ci jotaay yi yaa ngi koy jële ci géej aussi yaa ngi koy jële ci àll bi aussi yaa ngi koy jële ci milieu boo xam ne bi dafa tranquille donc beaucoup de secteurs yoo xam ne mën nga fa jële inspiration kon bu ñu la déggee rek lépp art la kon lépp art la Afrique yàlla may nañu on est tous des artistes parce que art moom vraiment dafa yaatu quoi Papissa ñu ñëw rek ci li nga xamante ne moo waral coow li muy biennale bi exposition bi nga amalee ko fii ci médiathèque bi thème biennale bi lan la waa thème biennale bi Ndafa forgé waaw mu nekk thème séeréer nga xam ne Sénégal dañuy jox cër cosaan ak aada bu ñu nekkee tey si joolaay suba ñu nekk ci lébu yi ginnaaw suba ci séeréer yi pour ñëpp gis ci seen bopp voilà pour ñëpp gis seen bopp mu nekk Ndafa ñun fii si Bargny nag ñun suñu exposition bi ñu tuddee ko ndaje lu waral ndaje bi comme biennale bi la ñuy waxtaanee rek ak exposition bi waaw li waral ndaje bi mooy ren dafa am benn particularité bu si am donc man en tant que artiste dama invité yeneen doomu Bargny yoo xam ne ay artistes lañu aussi ñu ñëw ñu bokk kër gi présenter suñu liggéey waa Bargny ku ci mel ni le docteur Momar Seck ma di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam ndax niveau bi mu am niveau international mu nekk le seul docteur en art plastique dans l'Afrique de l'Ouest donc mu nekk doomu Bargny loolu je crois que waa Bargny war nañ ko xam waa Bargny war nañu xam li yàlla defal seen doom ma invité ko si mu ñëw andi benn installation ma invité en même temps Fatma Ndoye Mbeng moom xam ne œuvre bi ne sama gannaaw moom moo ko réalisé génne école des beaux-arts pour mu wane liggéeyam présenter ñetti pièces invité waale aussi Adi Ngom mu nekk photographe nekk doomu Bargny andi présenté aussi ñetti pièces li ci des man mu nekk samay œuvre ñun ñëpp ñu bokk ndey ak baay nekk doomu Bargny yu yàlla may ñu présenté waa Bargny li nga xam ne li moom mooy lu ñu liggéey muy ndaje loolu moo waral ndaje bi artistes yu daje ak seen nekk doomi dëkk bi daje nag ak waa dëkk bi
mu nekk ndaje loolu moo waral thème ndaje bi quoi. lépp booloo daal nekk benn. c'est ça. ñuy wax ne rek Papissa ay activité am lan la ndax bu ñu déggul biennale rek wala exposition doo ko gis fenn. mu ci coin nëbbatu rek tableau yi lay liggéey foofu wala lan lay nëbbu daal. c'est ça donc biennale occasion la boo xamee ne bii day permettre artistes yi ñu wane seen liggéey. gouvernement Sénégal moom moo koy organiser ak le ministère de la culture. muy am ñaari at yu ne. ñeenti at a ngi nii nag amul parce que Covid bi moo bloqué woon activité yëpp. mais bu dul loolu maa ngi ak samay activité yoo xam ne lépp ci domaine u art bi la. parce que du ma bàyyi dara mu rëcc toujours maa ngi ci samay concentration sama atelier. je travaille nuit et jour. yàggul dara invité nañ ma ci semaine ci salon international de Dakar. ma dem participer en tant que doomu Bargny. te ñii ma invité woon aussi ils n'ont pas regretté. ak yeneen ni sorties yoo xam ne ñu ngi koy def xëy na doo mën a ñëw ci télé yi. ak rajo yi di ko wax nit ñi. mais loolu c'est le domaine de l'artiste. qui lui permet de rencontrer d'autres artistes. ak d'autres événements. Papissa ñu gisoon la tamit place du souvenir. gisoon di amoon ay doomu Bargny yoo xam ne fekki woon nañ la dem seetaan. lu mu la def keroog. ma am si mbégte trop. mu nekk ñoo xam ne mën naa leen nuyu au passage. le docteur Youssou Ndiaye fekk na ma foofu. ñoom Idrissa Ba c'est une obligation parce que il fait partie de mon staff. Major Fall doomu Bargny mu nekk salon international de Dakar. ay doomu Sénégal yu ne bitim réew organiser que. ñoom Aïssata ñoom Boubacar Thioy. vous voyez ñooñu ñoo ñëw ñu organiser que jóge ba France ñëw organiser que invité artistes Sénégal yi. ñu boole ma ci invité ma ci. ma dem vraiment représenter aussi Bargny. mu nekk loo xam ne aussi waa Bargny seetaanuñ ma. ñëw nañ ba jàppale ma macha allah rabbi j'étais très content. ci fàttali rek yéen a ngi ci seen émission def art ba léegi rek fi nga xamante ne moom mooy médiathèque bi ci exposition bu Papissa bi mu fiy def. Papissa sa relation rek ak artiste yu Bargny ndax boo nee ndaje rek day laaj ay variétés yoo xamante ne yu bëri la ci wàllu métier bi ngeen nekk. c'est ça. nan nga ñu mën a waxee rek relation yi nga xamante ne moom nga am ak artiste Bargny. waaw relation yi ma am ak artiste Bargny relation yu rafet la ñoom ñëpp macha allah rabbi ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay. ku ci nekk li ngay def bokkul ak li sa morom di def. donc style yi ak technique yi sax mën na xala jegeñaanto mais style yi moo dul benn. donc relation yu rafet la. Bargny benn bopp la ñun ñëpp ñoo bokk maam. Bargny la ñu xam moo la voilà Bargny moo ñu nampal. donc ñun ñëpp ay mag ak rakk lañu. ku ci nekk yaa ngi jàppale sa morom. barke Dembo Ndiaye bi nga xam ne Samba Ndiour mu ngi def exposition fii. Samba Ndiour maa ngi koy nuyu au passage moom tamit defe naa ne bay na ci waaram bu baax moom it ci exposition bi. donc exposition bi passé mag moom ñoo ànd duggandoo ci salle bi donc mu nekk honneur bu ma defal. astafurlah Ngom Addi. bi muy def exposition am fii. man ci staffam laa bokk ci ñu doon installé œuvre yi photo yi si laa bokkoon. loolu day wane que ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay. réalisation yi ma def yëpp bi nga xam ne jot gi mayu ma pour ma bouger dem Dakar jëndi matériel. Paco Rasta. Paco Pape Ciss moo dem jëndi matériel toile bi yëpp moom moo ko jënd bi ma fi présenté yëpp. parce que mënu ma woon a bouger. maa ngi doon préparer sama exposition. mu ñëw defal ma loolu dem jëndali ma peinture jëndali ma matériel xam nga loolu tam dafa rafet. dafa baax sax dafa rafet. donc style yi aussi. Momar Seck installation lay def. mu nekk ci koo xam ne amu ci morom fii si adduna bi. amu si morom. Papissa pour ñi xamul installation ci wàllum tableau yi lay xool ban bu nekk fi mu war a nekk ak naka la koy agencé loolu mooy installation bi wala expliquer ñu rek ñu xam installation boobu lan moo ko wund. installation dafay nekk loo xam ne mbir la récupération looy dajale. ba jëmmal ko ba def ko noo xamee ne ku ko xool yéemu. te je crois que œuvre bi Momar Seck installé fii ci biir médiathèque bi doomu Bargny bu ko xool. di nga xam ne yàlla moo mën a maye. mooy jéembe yi. waaw mooy bi nga xamee ne bii boo duggee si biir. boo yërndoo si biir mu mel ni da ngay gis sa bopp fii ba géej. wala ngay gis sa bopp à droite. mu nekk loo xam ne ku ñëw fii rek yéem na la moo tax maa ngi ñaan waa Bargny ñu ñëw xool loolu. parce que Momar Seck nga gis œuvre am. yombul aussi. yombul parce que niveau bi la. ñu tooñ ko rek. waaw nee nañ Momar Seck moom tableau yu cher lay jaay. ay tableau yombul
te doomu Bargny la maa ngi koy nuyu au passage moom tamit ndax dafa jàppale bu baax équipe municipale bi ndax saa dafay indi ay dons yoo xamante ne da koy maye à travers ONG bi mu bokk muy Helping Hands di ci gërëm it Libaas bi nga xamante ne it moo ko fi toogal di ko ci liggéey bi mucc ayib kon Momar Seck defe naa ne def lu baax yàgg na ko te yàgg nañ ko teewee it yàlla na yàlla wéeral loxo bi may ko kàttan nga mu yeggale it carrière am ba mu yegg fi mu bëgg a yegg amiin ay ca Papisa ñu dem rek ci biennale bi ba léegi ndax defe naa ne door ngeen lii di exposition bi samedi bi ñu suñu ginnaaw officiel waaw muy loo xamante ne Bargny gépp da ko rafetlu te ñëpp wuyu si woon la ak li nga xamante ne rek noonu nga ko bëggee woon yàlla defalee la ko noonu ngeen dëgmal rek lii di vernissage privé boo ñu ci mënee leeral rek ndax boo nee privé rek defe naa ne ñenn ñi dañu yaakaar ne day am fay wala ñenn ñi duñu xam sax privé ba lu ko wundu leeralal ñu rek vernissage privé boobu. waaw merci encore Nabou vernissage privé bi dafa nekk loo xam ne staff bi ñoom ñoo siy liggéey vernissage privé bi nag dañu koy sargale ñi nga xam ne ñoo mës a nekk autour de Papisa xam ne à chaque fois bu ñu defee biennale ñooñu dañuy ñëw taxaw mën naa ci lim ay tur oui mais ku lim da ngay juum ñu ci mel ni ñoom Tamsir Mbeng ñu ci mel ni ñoom Maodo Malick Seck grand yooyu doomu Bargny yooyu ak ñu bëree bëri mënoo fi lekk lim ñëpp mais doomu Bargny yi nga xam ne macha allah yàlla def na ci ñoom vraiment sutura ba ñoom ñu ngi taxawu Papisa à chaque fois ñooñu dañ leen ko beral pour ñu teerul ñu suñuy gan yi nga xam ne ñoo war a jóge Dakar grâce à l'appui de Momar ay xaritu Momar Seck yoo xam ne niveau international la ñu am ñi jóge bitim réew ñenn ñi di délégation boo xam ne c'est le ministère de la culture le secrétaire général de la biennale la direction des arts ak kàngam yi nga xam ne ñoo nekk ci culture war a cërale Papisa ak Momar ak Fatou ak Adi pour ñëw visiter suñu exposition ñu ne nag nañ ko def exposition vernissage privé ndax laajul buuxante dafa laaj un peu de discipline pour que ñu mën a visiter normalement bu ko defee doomu Bargny yi nga xam ne ñoo mës a taxaw wër Papisa di assister di soutenir nekk les fans de Papisa ñooñu lañ ci fas yéene invité mais tuddee ñu ko vernissage privé pour xañ qui que ce soit pour mu bañ a ñëw mais juste pour discipliner l'événement te pour mu am niveau daal tolluwaay la laaj voilà pour mu am niveau ba gan yi bu ñu ñëwee duñ fi gis dara loo xam ne vraiment macha allah mais du xeebeel wala VIP wala du yooyu parce que bu doon ni loolu la du ñu def vernissage officiel mais def nañ vernissage officiel invité tous les Bargnois suñuy famille suñuy yaay suñuy tante suñuy am di jàmm suñuy mbokk ñëpp ñëw mais bii nag mooy c'est dans le cadre de la biennale te dafa nekk loo xam ne ñoom aussi dañu am ay appréciation yu ñu ci war a def loolu rek moo tax ñu tuddee ko vernissage privé mais man sama live amul privé non na lépp moo ji voilà na lépp moo ji Papisa ñu ñëwaate rek ci tableau yi ndax boo gisee tableau yi defe naa ne man su ma ko xoolee amaana ni ma koy expliquer du noonu nga yow nga ko gisee lan nga ñu mën a wax rek ci tableau yi ndax bi ñuy tijji dafa am tableau boo xam ne da nga ko doon présenté nga ne ay pointillés nga ko defaree boo ñu mënee wax rek ci tableau boobu nga expliquer ñu ko rek pour ñi ñuy seetaan bu ñu gisee tableau bi rek ñu xam ne lii kat œuvre Papisa la donc merci beaucoup donc œuvre yooyu ñuy wax pointillé dafa nekk technique boo xam ne c'est assez rare ba pare compliqué donc bëriwul daanaka ñu koy def man nag ma songoon ko di ci gëstu depuis ay at ci gannaaw ma doon ci xuus daal yàlla may na ma nag ren ji ci biennale bi ma présenté ci 5 pièces donc ci biir 5 pièces yooyu benn moo nekk nii je crois que moom laa doon développé ci vernissage officiel bi mu nekk benn xale bu technique bi d'abord technique bi œuvre bi du am crayon amul dessin donc lépp à main levée lay doon muy lu metti à main levée lay doon muy nekk lu metti laaj concentration donc après mu war a am proportion aussi waaw ça doit être juste léegi nag bu ñu ñëwee ci thème bi day nekk xale boo xamee ne bii rek dama koy tuddee suma doom wala suma doomu xarit boo xam ne yaa ngi gis une jeune fille mu nekk mu toog benn toogaayu njàqare donc œuvre bi loolu lay tekki inquiétude mooy njàqare quoi donc c'est une jeune fille boo xam ne mu ngi nii ñu kidnappé ko ñu fekk ci buntu kër gi rek jël ko yëpp ci 4x4 yóbbu ba tey ñu ngi koy seet gisuñu ko jusqu'à présent mu nekk un thème bu actuel ñu koy dund fii ci réew mi mu nekk njaqare
mu nekk lu tiis métti ci xale yi métti ci parents yi métti ci ñi jiite réew mi vraiment métti ci kilifa yi métti ci police bi métti ci ñëpp daal donc œuvre boobu moom laay jéem a réaliser nii xale bu jigéen yi boo ko gisee mu ngi jaaxle mu ngi noyyi yu métti yaa ngi gis la souffrance qui dégage de par son nez la bouche mu ngi souffler nga xam ne noyyi bi battement de cœuram dépassé na les normes donc mu yenu loo xam ne yaa ngi koy gis mu mel ni lett fekk du lett bopp bee diis ay tourbillon ay xalaat loo xam ne lu ko jaxase xamul fan la nekk donc mu diis lool ci boppam boo xoolee mu am un regard très inquiétant xamul fan la ne déjà xamul fu mu ne donc nga gis mu serré loxo yi mel ni ku nëbb cëram mel ni ku nekk ci métit bi tu peux remarquer sax lu mel ni deret di couler ci tànk yi mu mel ni mën na misaal que elle a été violée donc mu nekk loo xam ne lu daw yaram la lu métti la lu métti ci réew mi la que ñun artistes yi notre rôle est d'alerter voilà notre rôle est d'alerter de dénoncer dañu war a dénoncer ce qui est injuste je crois que le rôle de l'artiste c'est ça Papissa kon mu mel ni rek defe naa comme ni ñu koy waxee di tooñ rek sa wàll ci xew mi rek moo nekkoon noonu ndax sensibilisation ku nekk ca wàll wa nga nekkee rek nga koy defee pour nit ñi gën a fagaruwaat rek ndax jamono ji mu toll nii xel yëpp a dem ci tableau bi fi nga ko waxee foofu la ci jamono ji mu tolloon ndax dañ ne jamono ju nekk ak la cay xew ñu ñëwaat rek ci tableau yi ba léegi Papissa couleur yi nga xamante ne moom ngay liggéeyee yan couleur nga gën a préféré di liggéeyee bon man couleur yi may liggéeyee damay liggéey ci couleur yëpp mais couleur bi nga xam ne mooy la couleur dominante mooy le jaune loolu nag c'est lié dafa am lu ko waral parce que man ki sama horoscope lion la maa ngi judd en pleine chaleur ci début hivernage donc jaune nekk sama couleur mooy suma couleur bu nga xam ne œuvre bu ma liggéey rek moom mën nga ko ci gis waaw mu nekk couleur gaynde mu nekk le soleil mu nekk la lumière l'or voilà mu nekk une richesse lu am solo donc couleur jaune dafay refléter toujours ci samay œuvre mais ci kaw couleur yi aussi am na des couleurs chaudes ak des couleurs froides couleur chaude yi moom jaune moo ci sama couleur mais couleur froide yi le bleu dafa bokk aussi ci samay couleur mooy waral ñaari géej dama koy bëgg daal dama koy bëgg ak sama enfance nit ñun doomu Bargny donc couleur yi moom mu ngi noonu en plus de cela j'ai une liberté quand même de m'exprimer ci wàllu couleur ragaluma couleur boo ci sentir rek voilà bu ma ci sentir rek ma dégradé ma dugal ci biir parce que on peut pas parler de peinture sans parler de couleur et gars yi dañuy wax que ne il n'y a couleur que quand il y a lumière tant que leer amul doo gis couleur du am bu lëndëmee doo mën distinguer couleur donc couleur boobu bu fekkente ne feeñ na nga ragal ko def ci sa œuvre aussi vraiment moo tax ragaluma couleur quoi dama koy def ba mu sap oui méthode bi nga xamante ne rek moom ngeen di exposer tableau yi nan la da ngeen naan bi mooy jiitu bi topp ci wala thème bi mooy laaj loolu waaw thème bi mooy laaj loolu liggéeyu staff bi la liggéeyu ñi la encadré la mais artiste bi mooy programmé liggéey ci thème ak ay série ak ay style bu ko defee style yooyu yëpp dañ leen di respecté bu ci nekk bi mu war a àndal moom lay àndal bu ci nekk fu mu war a tegu foofu lay tegu quant à numérotage bi loolu c'est pas très 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 important toutes les façons booy exposer da nga naan je vais présenter 30 œuvres wala je vais présenter 20 œuvres yooyu nag faaw ñu numéroter ko mooy waral mesures yi ak tour yi œuvre bi day am tour am signature am ay mesures n'est-ce pas Papissa balaa ñoo dem rek dañuy gis artistes yi sa moroom yi comme Samba mën naa ko tooñ bu ngeen di faral di liggéey peinture bi nu mu leen neexee ak fu mu leen neex rek ngeen koy teg wala loolu yéenay xool ba tableau bi saa su paree rek wala tableau dina pare wala du pare comme ni nga ko waxee sànq waaw gars yi dañuy wax ne tableau du pare yow yaay doyal rek ne yemale naa ko fii après nga signé waaw mais œuvre moom tam peinture tam ak loo ko bëgg ak loo ko ñeme aussi du n'importe comment nga koy defee peut-être ci domaine abstrait mën nga wiccax mën nga sànni mën nga def lu la neex mais am na foo xamee ne fii foofu nga koy teg foofu nga discipliner li ngay def du n'importe quoi donc on a eu cette liberté de nous exprimer avec la peinture mais nag dañu koy discipliner dañ koy teg ci les règles de l'art loolu ñu naan les règles de l'art parce que l'art aussi dafa am ay règles
warloo ko génne quoi. Papissa métier bi mu ngi fay wala fayul Papissa gis na ci boppam bu baax wala staff bi chaque jour ñooy tax rek bu naree bàyyi sax jàppaat. bon maa ngi sant yàlla bu baax a baax parce que man amoon naa opportunité bi ma ginnaaw bi ma tànnee nekk un artiste plasticien. yàlla defoon na ma defoon armée def leen SOA bi ma fa jógee je pouvais faire la gendarmerie wala la police wala la douane wala yeneen secteurs yi. mais yàlla dafa def ma misé wu ci art bi. mais sant naa yàlla parce que aussi je le dis pas pour rien. mais yàlla may na ma ay doom yoo xam ne. vraiment kenn ki ren ji la dem université Gaston Berger muy Adama Diouf suma taaw. donc ñooñu bi ñuy démarré CI ba fi ñu yegg ci seen njàng maa leen di fayal. te privé sama doom musul jàng ci école publique. macha allah ñoom ñëpp privé laa leen yóbbu. te ci art bi laa ci suturloo. donc bien que gars yi dañuy wax ne l'art ne nourrit pas son homme mais on dit pas tout. dañuy wax lépp yal na yàlla xeeb dolli. amiin amiin su gënee ñëw rek mu gën a baax. amiin amiin amiin. Papissa ba léegi rek relation artiste bu Bargny ak équipe municipale bi. est-ce que tey jotul ngeen boolente loxo yi boole doole yi dem toog xool naka ngeen mën a def rek ba aaru Bargny jëm kanam. waaw loolu moom jot na loolu jot na parce que bu dul dara bu dul vernissage yi nga xam ne ñu ngi koy def. si dëkk bi di invité ay doomu aadama. il est temps que Bargny am image d'une très grande ville. te loolu artistes yi dañ ci am un rôle important. donc boo demee Thiès par exemple ci seen centre ville bi di nga gis des décorations yu mucc ayib. yoo xam ne les artistes ñoo ko fa def. pourquoi pas Bargny ñun artistes yi war nañu daje. ñu xool benn bërëb boo xam ne bii fii si Bargny. bu symbolique boo xam ne ku dugg Bargny dina xam ne fii yàlla may na leen ay artistes. te loolu laajuñu ci dara juste le matériel. parce que ñun suñuy doom ñoo koy romb di ko rafetlu. suñuy yaay bu ñuy duggi marché ñoo koy romb di ko rafetlu. te suñu bopp lañ ko defal parce que dafa mel ni rek nga photo wu benn photo bu rafet rek nga kor ko ci sa biir chambre. yow yaa ciy bànneexu d'abord. balaa gan gi di ñëw di ko gis yow yaa ciy bànneexu. donc maa ngi ciy interpeller tous les artistes. lu ñu mën nañ ko def pour suñu Bargny. lu ñu mën nañ ko def. lu ñu am ci lu rafet nañu meubler notre maison. c'est Bargny. relation yi ak kilifa yi nga xamante ne ñun ñoo leen fi teg muy maire bi fi ne. bon relation yi nga xam ne yi aussi am nañ ko ak municipalité bi relation yu rafet la. le maire maa ngi ci profiter di ko nuyu di ko remercier ci ñëw bi nga xam ne ñëw na ko ci vernissage officiel bi ak une forte délégation le premier adjoint au maire ak le deuxième adjoint au maire. ak le maire. loolu je crois que c'est assez spécial. mu ciy profiter di remercier monsieur Faye le maire de la commune de Bargny. ak sa délégation. di remercier toutes les autorités de Bargny. yi ñëwoon donc li ñuy xaar ci ñoom mooy li ñu leen fa tegee rek. ndeysaan waaw li ñuy xaar ci municipalité bi mooy li tax ñu teg leen fa rek donc ñun amuñu une exigence lu dul que ne dañ leen jox Bargny. pour que ñoom ñu développer Bargny. bu ñuy développer Bargny nag sport bi mu ngi nii à côté. culture bi mu ngi nii à côté éducation bi mu ngi nii à côté santé bi mu ngi nii à côté bu ci nekk rek nañ ko jël au sérieux def fa liñ fa war a def bu ko defee ñu acteurs ya fa nekk ku ci nekk mën si gis sa bopp daal. jërëjëf. Papissa relation Papissa ak Bargny diaspora. ndax gis nañ ne it am na tableau boo xamante ne rek ñoom nga ko décernel. sa relation rek ak waa Bargny ak liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy def ci commune bi. waaw suma relation ak Bargny diaspora aussi maa ngi profiter di nuyu présidente Bargny diaspora madame Binta Ngom. di suma cousine donc. di surtout maam Youssoufa Ngom aussi ma bokk ak moom benn maam mu nekk présidente bi man aussi ma nekk ambassadeur u Bargny diaspora ku mel ni Meta King nekk ambassadeur u Bargny diaspora ku mel ni Quench nekk ambassadeur ku mel ni Alpha Dieng ñoom ñu tànn leen ñoom Fire Flow ak ñoom Lydia vous voyez donc toutes ces personnes nekk ay doomu Bargny waa Bargny diaspora di doomu Bargny yi nekk bitim réew dañ leen tànn pour ñu nekkal leen fii ñoom Cassis tout le monde ñu dajale nekk benn famille di liggéeyal Bargny diaspora parce que ñoom waruñ ñu gën a gore Bargny diaspora doomu Bargny yi nekk Amérique la doomu Bargny yi nekk France doomu Bargny yi nekk Italie doomu Bargny yi nekk Japon en Afrique fu doomu Bargny nekk rek yaa ngi bokk ci Bargny diaspora maintenant li ci intéressant mooy le fait que doomu Bargny bu nekk bitim réew
waroon weer bu dee mu andi këram 300 000 wala 100 000 wala fukki dërëm mu jël ci fukki dërëm yooyu ñetti dërëm dugal ko ci benn kees ne lii Bargny laa koy yónneelu ma ko sama njaboot rek mais dama koy dugal ci keesu Bargny mu nekk nag lu ñuy tuddee Bargny natal Bargny teggi donc il est bien que waa Bargny xam loolu xam ne doomam yi nekk bitim réew lu ñu mën ñu ngi koy def pour que rek njàngam mi santé bi ak loolu yëpp ñu mën si intervenir donc c'est très important si vous me permettez ça fait juste 2 ans boobu ak léegi nii dugal nañu Bargny 40 millions ñoom Bargny diaspora 40 millions si ay ndimbal ci weeru koor ci ay ndimbal ci wàllu njàng mi ci ay écoles yu ñuy defaraat ci ay livres ci ay maternité boo xam ne dafa ñàkk ndox ñu andil leen citerne boo xam ne ñoom ñoo ko jënd à 800 000 francs donc il est bien que la population bargnoise xam ne ay doomam yi ne bitim réew nekk lu ñu fas lu dul seen bopp wala seen njaboot mais dëkk bi yëpp moo leen tax a jóg donc maa ngi leen di remercier au passage jërëjëf Papissa li nga ñu wax rek ci li nga xamante ne moo soxaloon exposition bi leer na ci ñi nga xam ne ñoo koy seetaan te it xel mën na ko nangu Papissa bi ñu yegsee tamit dafa nekk rek dañu gis ne it organisation am na fi ndax tableau yi ni ñu ko defaree ak dugube génn bi ak accueil bi nga xamante ne boo ñëwee fii moom lañ lay accueillir ñan ñoo nekk sa ginnaaw ak taxawaay bi ak jàppale bi nga xamante ne moom lañ lay jàppale. waaw je crois que question bi bokk na ci question yi ma gën a neex te dinaa sawar pour tontu si li ko waral mooy bu ma agsee fii tey jii sama staff ñoo tax dafa am ñu nekk ci gannaaw Papissa comme ni nga ko waxee ñooñu nag du démb lañ ci nekk du bërk démb lañ ci nekk ça fait des années ñoo encadré Papissa waaw di ma orienté waaw di organiser waaw di financer lépp lu nga xamante ne lii rek dama koy yittewoo ci sama liggéey ñoom duñu xaar mukk ma laaj ko donc ñuy taal seen oto ñuy déplacé wu ñu yor seen téléphone mu nekk un groupe boo xam ne une famille maintenant dafa nekk une famille ñoo xam ne ku ci nekk rek cadre la ci secteur ba ngay liggéeyee mais ñu entouré Papissa je peux en citer quelque rek waaw ku nga xam ne kooku suma classe d'armée la muy Mbaye Diène xam ne lu ma mën a xewle ci àdduna rek moom mu ngi ñëw taxaw moom bokk na ci staff bi moom mu ngi liggéey ak Issa Diop nekk un homme du métier nekk boroom xam-xam nit ku baax une personnalité de la ville di jàngalekat ku ci mel ni Adama Samb nekk un ingénieur ku ci mel ni Ibrahima Seck nekk un homme public citoyen voilà citoyen du monde ku ci mel ni monsieur Idrissa Ba suma frère xam na ñoo yarundoo ci benn ëtt Ndioufène n'est-ce pas ku ci mel ni DMG nekk au soleil nekk un cadre aussi macha allah nekk le manager le commissaire de l'exposition ku ci mel ni Abdoulaye Sène nekk conseiller ambassade bu Riyad ma tuddee ko suma taaw ñoom bugguma limee da ngay juum donc ku ci mel ni Meta King ku ci mel ni Abba ku ci mel ni vraiment Mamadou Gueye Yaat suma frère Abdoulaye Amandoob Diouf suma rakk bu ne États-Unis Birahim Seck ñu kooku itam nekkaat suma rakk bu ne États-Unis ñooñu ñëpp ñoo formé benn équipe nekk derrière Papissa Abbas Ndione suma classe d'armée donc ñooñu ñoo formé équipe mu nekk le staff de Papissa te ñooñu ça fait plus de 15 ans ñu ngi yëngatu ci samay activité lu war a am ñoom ñooy décider lu ñuy organiser ñoom la vraiment li nga fi gis mu taaru yëpp une semaine avant ñoom ñoo fi ne di def seeni installation vraiment accompagnement vraiment sama famille xam loolu sama waa koñ xam loolu ñoom ñu di ko def sans xaar ci dara lu dul rek gis ne kii am na lu nekk ci moom loo xam ne dañ koy jàppale pour que àdduna gis ko ñoom d'ailleurs vraiment ki sama voyage France bi dañ si jàpp bu baax parce que délégation bi ñu def rek pour gunge moom ma dem aéroport je crois que ba ñu demee sax dañ ñu doon seetaan yooyu bëriwul muy am n'est-ce pas donc loolu il est bien de le rappeler donc mun am beneen association boo xam ne aussi des jeunes de l'ASC Diouret yoo xam ne maa leen tànn ak Amady Gueye fàtte naa ko Amady Gueye bokk na ci staff bi di ci jouer rôle bu extraordinaire donc association boobu nekk ASC Diouret di ay jeunes ay góor ak ay jigéen ma jagleel leen lépp lu jëm ci wàllu organisation hôtesse yi ak organisation de par discipline bi na ci ñoom ak civisme bi ñu am moo waral fête bi mel ni mu mel
ma di leen ci remercier bu baax a baax a baax. di leen wax que ne fi ñu teg seen tànk foofu la au nom du staff mais daal staff bi daal kontaan naa ci fier naa ci staff bi et je crois que gisuma kenn ku ma gën staff. parce que ñi ma fi lim léegi ne ñoo ma wër je ne crois pas que nit staff boobu boo ko amee loo mën da nga koy def. loo songu daan. waaw loo mën da nga koy def. te maa ngi ñaan yàlla boole ma ak ñoom ba ilaa yow mi diini parce que à chaque fois rek maa ngi leen di wax ne man yéen bu ma leen décevoir ulee rek du ma décevoir Bargny. donc bu ma liggéeyee ba pare ba war leen présenter sama liggéey ñoom ñu war a joxe seen appréciation. ñoom bu ñu d'accordee rek moi je suis bien. parce que léegi nekkatul sama produit ñoom seen produit lay doon. moo tax ñoom mënuma leen fay. mënuma leen fay lu dul ñaanal leen. vraiment su may waajur kontaan nañ si ñoom. macha allah. Papissa ak fi nga xamante ne it fi lañ nekk muy médiathèque bi. lan ngay wax rek waa médiathèque Abass Ndione fi. médiathèque Abass Ndione bi vraiment ku fi ñëw sa xol sedd. ku fi ñëw sa xol sedd ci structure bi ni mu mel ak personnel bi nga fiy fekk. ouverture bi fi am ubbeeku bi ak milieu bi li nga xam ne moom la fi suñuy doom di wut si. muy xam-xam. donc day sedd xol trop vraiment am na suñu benn xarit bu ñu envoyé image yi bi ñuy installé mu duñu laaj fii fan la ci Sénégal ñu ne ko on est à Bargny pourtant. Macha Allah. on est à Bargny. may profiter rek ci question boobu. di lancer appel. parents d'élèves yi waa Bargny parce que maa ngi Bargny. nañu farlu ci njàngu xale yi. Papissa balaa ñoo yëkkati jotaay bi rek partenaires yi nga xam ne ñoom nga àndaloon ci exposition bi ak choix bi nga xam ne defoon ngeen ko ci parrain bi ak marraine bi rek ci exposition ren bi. waaw ci wàllu parrainage bi. yàlla dafa def ma delloo njukkal koo xam ne sama mag la. sama xarit la. xam ne dafa contribuer dafa participer muy le docteur Khalifa Ababacar Cissé. donc ku participer ci sama évolution artistique la. jàppale na ma jàppale samay moroom yi nga xam ne ñoo nekkoon sanc mbot Juré ñu nekk la jeunesse de Juré mu participer si bu baax a baax a baax boobu mu ngi nekk président ASC Juré mu jàppale ñu ci culture bi yar ñu jox ñu fit xelal ñu jàppale ñu ci wàllu koom-koom jàppale ñu nu mu gën a rafete ma ne woon naa ko delloo njukkal. Macha Allah. waaw ma ne naa ko delloo njukkal parce que daf ko mérité. c'est un grand monsieur même bu dul wàllu faj gi nga xam ne mu ngi siy dimbali waa Bargny. ku jaaxle dem fa mu taxawu la. vraiment loolu lu mu mës a defoon pour ñun la. booba xamuñu dara. ñoom ñoo ñu forger ñu encadré ñu. muy moo waral ma parrainel ko ma koy nuyu. di yeesal sama respect ci moom. le docteur Khalifa Ababacar Cissé. ak sa femme. ak ses enfants. ma di leen may yeesal sama cofeel ci ñoom. keneen kii di sama rakk di sama xarit. muy Kouragam Diouf. mu nekk sama xarit boo xam ne sama xaritu benn bakkan nekk sama rakk. nekk sama mbokk. coordinatrice. donc nekk coordinatrice nekk jigéen boo xam ne. exemple la fii ci Bargny. exemple la dans la mesure où. elle est naturelle. elle est très sympathique. c'est l'ami de tout le monde xaritu ñëpp la bokkal. ñëpp la bëgg mu nekk koo xamee ne kii daal. ma tànn ko ma bëggal ko sama bopp aussi ndax action ak détermination bi nekk ci moom ak ni mu représenté Bargny ci instance supérieure yi un peu partout dans le Sénégal mu nekk une fierté pour Bargny loolu moo waral ma tànn ko moom aussi di ko ñaanal yàlla yoon bi mu jël yàlla suturaal ko parce que on a besoin de cette jeunesse mais surtout le fait qu'elle soit une dame nekk doomu Bargny am détermination ñu tuddee ko aussi mu nekk marraine ci bés bi donc loolu moo ko waral quoi. partenaires yi Papissa àndaloon ci bés bi ndax keroog bés bi taaru woon na lool te defe naa ne am nañu ci jàppoon. waaw partenaires yi mooy le staff. partenaires yi mooy l'association des jeunes de l'ASC Juré partenaires yi mooy la commune de Bargny partenaires yi mooy BTV partenaires yi mooy organe de presse yi nekk Bargny ak dans le Sénégal yi nga xam ne saa su ma xewle rek ñoom ñu ñëw Alba day def vidéo am vous voyez partenaires yi mooy Meta te frère am la koy defal parce que buy tëgg concert bokk naa ci ñi koy yéegal moom aussi donc bu may exposé day ñëw taxaw loolu mooy Bargny donc ma ciy profiter di leen remercier mais di remercier aussi suma famille une grande délégation boo xam ne ñëwoon nañu jóge Thiès ak Dakar
mu nekk suma mbokku waajur wu jigéen la famille Cissé xam ne ñoom ñëpp ñëw nañu ànd ak man vraiment accompagnement ñëw taaral bés bi ma di leen remercier à travers suma bàjjen Fat Cissé à travers suma tonton Khali Cissé à travers Oumar Ngalla Cissé adjoint au maire de Thiès à travers suma cousin Ibrahima Ciss Ibou Ciss bu Super Étoile à travers Doudou Fall à travers Youssoufa Ciss ñooñu ñëpp nekk sumay cousin vraiment ñëw ànd ak man wane ne vraiment te ñoom ñëpp seen maam Bargny la jógee donc dañu dellu si waat rek waaw liggéey moo leen yóbbu fa ñu ne mais dañu ñëwaat si kër maam rek ànd ak seen frère ma di leen remercier bu baax a baax toute la famille Cissé ak la famille Diouf aussi sama njabootu papa madame Diouf bi ma ko fàtte soxna Mbène gars yi di ko woowee Marème mais man ma koy woowee Dieg mu nekk une brave dame une femme exceptionnelle. Machallah. Une femme qui m'a aimé, qui m'a soutenu, qui est toujours là et qui compte rester avec moi jusqu'à l'éternité. Et je voudrais vraiment la remercier Mbène. Jërëjëf amuloo morom. Jërëjëf mënu si ñàkk ndax defe naa ne peccum liir bu neexee ndey jaay jàpp ca mbagg ya te góor baax na jigéen baax na te xel bu dalee ba mën a liggéey rek naam ka nga bàyyi ci kër ga rek moo dalal sam xel ba nga mën a xëy ki jaar ci sañse bi nag moom mooy rek Baye Mbaye nekk ci marché central bii di jaay ay yére yu fashion maquillage bi nag Fatou moo fi jaar moom fii la dëkk rek jure ñu gën koo xam si Fazita numéro mu ngi noonu ci suuf di défilé ku bëgg ay make-up yu toj ay make-up yu fashion rek jàll fa mu am nu mu def ak yow mu ngi foofu baax bay bëgg a dee ay prix yu abordable ndax defe naa ne lii mooy Bargny comme ni ñu koy waxee jërë ngeen jëf. macan tecala ca pucuy muco maca socol la cal lu ci maca socol tecala ca muco ko ca wacara cal wacal wujun wata daga xam muco du ci maca mecel ni ci maca mecel tecala ca ci sa ca mikis biki tu ci ba ci la co gi ci recek tecala ca pucuy la ca ko ci waca bocon na ca ca ga ca ci xacam na ca tecala ca la ca dacal Thank you.